asalaamaaleykum waa Live TV maa ngi nuyu képp kuy seetaan Live TV ici au Sénégal et partout dans le monde di teg nuyoo bu particulier képp koo xam ni yaa ngi dëkk Pikine di fi yeewoo et plus particulièrement aussi képp koo xam yaa ngi dëkk yeewu di fi yeewoo ñu jël nuyoo bi di ko teg si loxoy sunu papa sunu kilifa di Mohamed Victor Diallo ak sunu papa Malick Diop ak sunu président Cheikh Omar mu jël nuyoo bi jàllale ko. Boo xoolee match bi ni ngi leen di bëggee Papis di am kontante bu baax a baax si jano bi nga xam ñu ngi koy jano ak yéen parce que danoo jàpp ni situation bu amee coow am boo dégloo benn nit dafa jaadu nga déglu keneen ki ndax àdduna moo leen di déglu te nit ñi aussi bu ñu dégloo benn nit te dégluwuñu kële duñu xam coow fan la féete te duñu xam kan moo am dëgg te dafa am benn situation bi fi xew boo xam dafa xew ci mouvement nawetaan plus particulièrement au niveau de la zone 2 de Pikine mu nekk zone boo xam ni kenn mësu ko xamee loolu mu am ay situation yu déplorable yoo xam ne am na fi ñëpp ñaawlu ko ñu bëgg a toog waxtaanee ko ndax àdduna mën a xam fan la. Boo xoolee match bi depuis 2 mois ngi match bi ñu ngi toog di ko waajal te xam nga ni lu nit waajal 2 mois ay quelque def na ci xaalisam def na ci yitte def na ci pas-pas te def na ci alal te dafa am loo xam ñun dañoo juddoo ci zone bi màggee ko ba léegi kenn mësul dégg ni équipe dem na ba demi-finale ñu ne ko doo jouer ndax ay licence am yéex na agsi wala ay licence am agsi wu ñëpp xam na ni Yeewu Espoir choc lan parce que dafa nekk match boo xam ni dafa nekk ay équipe yoo xam ni dëkkandoo lan ñu dend ñu mujjee football final 2019 Yeewu gagné ko parce que boo xoolee neen 96 ba léegi Espoir gañewul Yeewu kon ñoom bëggoon nañ match bi ñun aussi ñu bëgg match bi waajal ko ni ñu ko waajalee dem fépp foo xam ni ña ngi fa daan dem waajal ko si dans tous les plans mais il s'est passé que ni bi ñu ñëwee bis bi am na ay situation yu fa xew ba tax ñu jël victoire bi jox ko Espoir parce que Papis ñëpp xam nañ ni comme ñun danoo nekk si zone bi ñuy nekk bi ñuy tuddee zone 2 nekk fa ay membre dafa am loo xam ni moo ñuy tënk duñ ci mën a dugg ni ko ñëpp waxee ak ni ko ñëpp gisee noonu la amee xam nga équipe bu ñëwee fàtte ay licence am dëgg la dafa am loo xam ne mooy ay texte te moo ñu tënk mais dans des situations yoo xam ni dafa nekk ay situations yu particulières foog ñu jël ay décisions exceptionnelles te kilifa boo nekkee kilifa da ngay féete njaaxaanaay on pouvait sauver le match ils pouvaient le faire mais ils ne l'ont pas fait loolu moo tax loolu xew fa donc maanaam bu ma nee il ki nga xam ni moo nekkoon superviseur match bi nekk commissaire match bi mënoon na sauver match bi le président Matar Gueye mi nga xam ni moo jiite zone bi mënoon na sauver match bi mais daf ñu lynché complètement fu ne taxaw na fa wax waaye ñu nit yàlla dimbali nañu ba tey bi nga ñëwee am nañu sañ-sañ nag tontu ko dans la discipline tontu ko ba àdduna xam fan la dëgg féete Papis match bi nee suba la xale yi ñi ngi xeex ba 5 heures du matin xam nga match bu ñuy xeex koñ ak koñ ba 5 heures du matin loolu du match bu ndaw Guelwaar Zeng le président de la zone 2 sañul génn stade naan maa ngi dem taq parce que bu génnoon bu fa nit faatoo moom bu ñëwee lan lay wax parce que moom moo yor entière responsabilité lu toll ni Yeewu Espoir di football nga gis xale yi commencé xeex ba équipe bi ñu ñëw si bunt ba ñu ngi xeex bay gaañante yu metti match bi commencé équipe yi dugg ñu ne match dana am ak du am ba coow am fa bañ daaneel benn équipe bi nga ni nekkoo fa mais pourtant am na ay membres de zone yu honnête yoo xam ni dem nañ ba si superviseur bi wax ak moom parce que man mii dama nekk membre de zone man bi ma ñëwee yéex naa xam ni sax loolu mooy xew si stade bi il a fallu benn membre de zone woo ma expliqué ma bi ma expliqué si laa gis le commissaire des matchs génnee vestiaire Macky Sall ànd ak ñetti arbitre yi di dem ndeke boobu mi ngi ànd ak aussi délégué match bi nga xam ne nekkul zone 2 zone 3 la nekk ak SG bu équipe bi nga xam ne moom la ñu waxoon football muy Espoir di dem ndeke moom boobu fekk na mu joxe victoire am bu yàgg
mais bi loolu amee aussi ay membre de zone li ma ko waxee waatoon laa koy wax yu honnête woo nañ ki nga xam ni mooy le président de la CQFP muy Soli monsieur Soli mun leen essayer de sauver le match et def leen lépp bu sauver match bi parce que ñun Papis mënuñoo taxaw si mouvement nawetaan jiital ko zone 2 am ay kilifa ñi nga xam ni sifflet dong la leen jox ñu ñuy tënk si ñoom li ñu bëgg ak si leen ay si li nga xam ne ay loi moo leen fa tënk même bu fekkee ay loi moo leen fa tënk nawetaan bi 2 mois ngi ñu aj ko parce que bakkan dafa faatu woon Tëngéej ñu aj Géejawaay benn département football ñu ne département de Pikine dañ leen di bàyyi ñu football situation boobu bu mel noonu am yow bu fekkee nit nga boo génnee gis stade bi gis mbooloo mi gis public bi man bi may ñëw naan ko may ma 5 minutes ma indi la licence même pas 2 minutes laa indi kees bi na ko licence yaa ngi mënuma le coup est déjà parti vous avez perdu nii lañ ci toll léegi nag ñun waaw Papis boobu il faisait 15 heures et quelques gis nga dafa mett nag ñu bëgg footballoo ay match 14 heures yow vous êtes membre de zone bi nawetaan bi commencé ba léegi est-ce que gis nga fi match ñu football 15 heures pile est-ce que gis nga fi match bu am 15 heures et demi am na yoo xam ni c'était quelque chose de boo xam dañ ko waajaloon teg ko le président de la zone il a déclaré clairement que ni loolu fekk ko fa dafa demoon takk ba muy ñëw la gis situation bi dégénéré alors que moom woo na ñi nga xam ne ñoo nekk policiers yi ne leen waajal leen te ngeen xam ne match bi du am wax na leen ko moom woo na coach espoir bi na ko match bi du am weddi na ko mais coach espoir bi moo def benn vocalu 5 minutes vocal yaa ngi tas kon moom li mu waxoon boobu ba léegi ña mu àndal ñi ngi koy weddi si ay kàddu yoo xam ne bokk ma foog ni nag kilifa da ngay toogee njaaxaanaay kilifa da ngay toogee féete fépp ba fépp fu dëgg am nga taxawee parce que moom moo daan toog zone nañu bu leen nekk clubis boo leen ñëwee stade na ngeen xam ni équipe indeet leen fi da ngeen xam ni ñëpp ngeen jiite moom nag deful loolu amaana nag bu fekkoon ni moom njiit la mat na njiit day ñëw wax ak superviseur bi na ko fet la tout ba match bi am mais dafa dem ba loolu situation boobu jeex mu soog a dugg si waat ci stade bi ne noo nekk foon te ñun bi ñuy ñëw stade moom moo ñu jaay ay ticket ba ticket yi ëpp 9 ticket mu waat ma jóg di ko laaj 9 ticket yi moom bi coow li amee moom moo dugg si auto police jël xaalis bi génn ak moom daw dem nee na boobu ba léegi loolu fekk ko fa ngala nag boobu ba léegi mi ngi naan fekk ko fa indi na ñetti fee yoo xam ne mi ngi wane ni mi ngi woon ci stade bi il était témoin des faits mais il a fui ses responsabilités dafa jiital li nga xam ne moo nekkoon bëgg-bëgg équipe am parce que xamul woon ne situation bi foofu lay mujj Papis yow kese moo fi mës a am chaque année presque ñu koy tegle di ko jox coupe fair play ñu koy gañe muy génnaat di dem ñuy ambiance di def lépp di dem mais bu ñu bëggee nag toogloo ci naka sudul noonu non laa nag dañuy taxaw wane ni luñ ci bañuñu ko si foofu la ñu taxee ba match bi bañ a am mais le président de la zone 2 dama koy waxaat il est le responsable de tout ce qui s'est passé lu fa xew lu njik njàkk moom lu am Papis moom boo xoolee li mu wax dëgg fa yàlla aussi da nga ko koy nangul parce que ñun suñu SG moo juum te ñun ñëpp nangul nañ ko parce que mënul am dëgg ci kaw waaw ñàkk bañ a am dëgg mooy yow nga xam ni bu ñuy fubali mi ngi mel ni rek policier buy dem di xeexi dem ba foofu ne sama pistolet dama koo fàtte kooku lu ko fa dal moom la kooku kenn mënu koo jox dëgg te moom moo juum mais wax ji xam nga mooy lan même bu fekkee dafa juum bu fekkoon ni licence yi ñëwul gisuñu licence yi su boobaa man du ma fi toog di wax mais licence yi bu yéexee ñëw nañ ñu ko baal te jéggal ñu ko parce que yéexewu fa yéex boobu noonu man nee naa la bi ma koy yëg ak fi may indee licence yi benn la nee naa la man fi ma koy yëgee ak fi may indee licence yi benn la même bu fekkoon ni moom le président de la CQFP nee na ñun waa zone dinañ jël responsabilité après lu ci xew ñu xam ni ñun la mais na match bi am te ñëpp xam nañ crédibilité bi nga xam le président de la CQFP de la zone 2 da ko am nga xam ni ñun danoo nekk foofu commission boobu dafa nekk une commission modèle au niveau du département de Pikine bépp commission bu nekk ci département de Pikine moo xam zone boobu mënti bokk da ngay xool ci ñun ci commission boobu di jàng ci ñoom di bind ci ñoom
kon kooku cuunewul noonu bay wax naka sudul noonu wala muy jël ay décisions yoo xam ni xamoon nañ leneen du ko fi am mais danoo nekkoon si benn contexte bu particulier nawetaan am fu mu toll zone 2 de Pikine mënoon lancé waat loolu wanewaat leneen loo xam ne dinañ wane ni ñun lii tax ñu àjji ñu li tax ñu àjji ñu maanaam ñi nga xam ne ñoo àjji loolu bañ a am gàcce si loolu mais nag malheureusement ñoom xooluñu mbooloo mi te loolu bu doon équipe bu mel ni lébu gi la duñ ko def bu doon ginnaaw raay la duñ ko def c'est l'ASC Yeewu moo tax ñu def ko mais équipe boo xoolee ginnaawam ñàkk koo ñeme si ginnaawam lu la neex mën nga koo teg waaye équipe bu am ginnaaw nga xam ni am na ginnaaw loo koy teg di nga ko seetantal ko. Papis injustice da nga koy xeex moo xam nga def ko de manière pacifique wala violente mais bis boobu danoo jàppoon ni situation bi si gënoon moo ñu indi violence xamal leen ni ñun li gars yi mën nañ ko li gars yi sañ nañ ko parce qu'on ne peut pas dépenser des millions ñëw ba foofu ñuy toog ñool la doo football ngay bàyyi deuxième match bi di am déedéet coupe bi na fi yem équipe yëpp yem si ñu toog match de poule ak ñu jël coupe bi may ko keneen mais coupe bi moom bu fekkee ñun dañ ko bëgg a foqat si ñun depuis 2019 nañ ko foqati si dëgg teg ko si dëgg teg ko si yoon ñu mën a football mais loolu ñu def moo tax ñu wóoye leen noonu l'homme n'est bon nag mais c'est la société qui le rend méchant nit day judd baax société mooy tax mu bon ñun kenn xameewuñu loolu dañoo woo si fitna ñu fekk leen ci fitna nii la demee mais bu ñu woowoon si jàmm teg ko si jàmm ñu football bu ñu espoir gagné ñu dem ñibbi ndax Yeewu yàgg naa ñëw di am défaite di génne dem ñibbi ñam nañu défaite ñam nañu victoire ñam nañu nul buñ ci am jël sante ko yàlla. waaw mais conséquences yi buñ ñu ko tegee it ñu xam ni ñoom danoo def leen neex mais Yeewu ñëpp xam nañ dooleem si zone 2 public am ñëpp xam nañ ko buñ ñu ko tegee déwén amul solo ñu toog muñ lu ñu yoon may nag ñu def ko ñun si kàttan yàlla dinañ bind xawma nag nu muy mujjee mais lu si mënti am ñun dinañ ko toog fu mu yem rek ñu yemale ko fa mais Yeewu am na ndijaay am na bàjjan am na maam am na papa te am na yaay. il a bien fait parce que situation yu mel noonu gis nga gars yi dañuy toog naan ñoom dundeewuñu nawetaan dañuy dundal nawetaan xam nga nawetaan ñu koy dundal public bi Papis da ngay gis xale bu toog une semaine du ndékki di dajale lu mu am ak lu mu mënul ndax bëgg mbaxal mook beneen xale 500 xale buy toog une semaine du ndékki du def leen bëgg ut beneen 500 ànd koog beneen xale mbaxal ko dugg stade kooku bu duggee stade ngala boo ko bégalul bul tas yaakaar tas boobu ñu ko tas moo tax situation boobu am le préfet a bien fait de prendre des sanctions te sanctions yooyu noonu tey moo xam mu continuer moo xam mu dagg mais ñun lu ñuy teg na doon dëgg parce que nag duñu yoxi te duñu dellu ginnaaw lu si mënti am ñun décision bi ñu jël nañ ko si fem duñ ci xool Mohamed Victor duñ ci xool kenn bu ñu tegee lu àttan bëgg fi tegaat match non xam nga dégg naa ñu ne non dañ leen di kii bu nawetaan bi amee day am zone 2 moom soit dañ koy teg si yoon wala mu yem fi luñ ci bañuñu ko si dañ koy teg si dëgg wala mu yem si coupe bi ñu jël ko maye ko déwén ñu xool kan moo koy jëlaat buñ ñu sanctionné déwén nag ñu toog muñ ku ñuy jàppale ñu jàppale ko ànd ak moom mais amul solo waaye bu ñu xeexee Yeewu it danañ xam ni Yeewu am na ginnaaw te ku mu jàppale it nga dem waaye buñ ñu ajee ñu toog noppalu mais buñ ko deful buñ ko ajjee it la amoon dana amaat te amaana sax mu gën a metti man nag Papis li ma bëggoon doole mooy en tant que membre de zone tey j'ai été sanctionné mooy dama bokk ci benn panel WhatsApp boo xam ni zone 2 boo xam ni j'ai attaqué le président de la zone mais daf ma génnee parce qu'il a usé de son pouvoir en tant que président de la zone mu génnee ma te lii mu daf maa génne wane ni moom moo jiite zone bi gis nga ni mu def ba génnee ma su wane woon kilifteef bi match ba am waaye nag comme match ba jàll na te ñoom lañu bëggoon am nan ko wane na kàttanam ba génne ma si lii te lii mu def seul le CD réuni moo am sañ-sañu génne benn membre de zone parce que moom ni mu nekkee membre à part simple noonu laa ko doonee équipe yóbbu ko fa équipe yóbbu ma fa mu jël une décision fa mu génnee ma parce que dama ko attaqué bu baax mu génnee ma fa tey nag wane na cuuneem léegi toog naa ñu woo ma un membre de la zone woowaat ma moom demee leen ko convoqué à la police en tant que témoin kon man dinaa jot sama convocation daw ma nag ñaanu ma yox-yoxiwu ma buñ ma tëjee kaso ndax Yeewu bëgg naa
buñ ma yóbbee police ndax yeewu bëgg naa waaye lu ñuy def rek na doon dëgg ñu xam ne ñun waa yeewu duñu dellu ginnaaw du ma attaqué nag la zone parce qu'il y a des gens crédibles à la zone ñu gëm yàlla ñu dëggu ñoo xam ne ay bu leen neex dugg mais kilifa da ngay toogee njaaxaanaay kilifa dëgg président zone wat na koñ bu ne mu dugg fa waaye boo utee koñ booy dugg ak booy tànn c'est parce que sa kilifteef des na man nag du ma dellu ginnaaw du ma yox-yoxi li tax du ma dellu ginnaaw mooy gis nga ay nit buñ la wóoloo ba jiital la gënoo leen ndey gënoo leen bàyyi gënoo leen jàng ëppoo leen sañ-sañ ñu jël la jiital la c'est parce que du sa jàng du sa leen dan laa wóolu jiital la ngala buñ la wóoloo ba jiital la na nga def la tax ñu yóbbu la fa démb nee na Aline Fall sax bi muy xëccoo zone moom si boppam ñun moom la ñu àndaloon wallahi damaa amee njàpp billahi wallahi maa ngi giñ si Cheikhul Khadim ni du dëgg bu fekkee loolu am na yàlla bu ma gisantee ku tedd ki waaye nag ñu ngi koy bàyyi ak yàlla parce que ñun ba loolu amee man xaw ma Matar Gueye mosuma koo dégg boobu moo nekkoon sama mandat mu njëkk zone Aline Fall waaye yeewu ñoo ko jël yóbbu ko bi ñuy demee maa woo Cheikhou na ko Aline Fall li ma gis situation bi du gagné Cheikhou ne ma même bu dul gagné sax voté leen ko ndax boo leen ko votéelul tey bu génnee amaana bu demee mën na ni waaye yeewu ñoo ko xañ biñ demee il a eu 4 ou 5 voix man ak ma jóg si lan bokk deuxième mandat bi mu am dañ ko def dans le consensus mooy lu ñëpp ànd mais man musuma toog ak moom sollicité ko le président Matar Gueye je le dis encore une fois musuma ko dépassé mais situation yoo xam ne am na situation yoo xam ne bu ñëwee su boobaa nag dinañ jël lépp tegee ko ne la parce que nit ki bu la joxee leen da nga ko koy delloo boo ko xañee nag mu wan la ki mu doon wala mu wax la li nga doon ñun nag si situation yi lan tolloo nag moom wax nañ ko ki mu doon te delloo nañ ko li mu moom ñi ngi sant waa yeewu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di wax it lépp luñ fi wax mu dëng ñu baal ñu te ñu xam ni suñu matadi la waaye su matee ñu xam ni kaddu yi waa yeewu la ndax ñoom ñoo ma yónni yebal ma maa ngi leen di nuyu Live TV di leen ñaanal télé bi gën si télé yi nga xam ne ñoo nekk dans le département de Pikine parce que télé la boo xam ni nit ñi ni ngi koy suivre te ñi ngi leen di bàyyi xel ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax